Puis il est beau ce symbole. Alors, qu'est-ce qu'un symbole? Ça sert à dire des choses sans mots. Justement, je fais une chronique sans mots aujourd'hui. Qu'est-ce qui veut dire ce drapeau? Pourquoi ces couleurs? Est-ce que vous avez une idée? Les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors oui, l'arc-en-ciel. Pourquoi l'arc-en-ciel? Je sais pas, l'infini. Non. Petite idée? Mélange de couleurs. Alors le mélange de couleurs est important. Alors déjà La l'arc-en-ciel, diversité, oui. la diversité, voilà, Jeanne touche le bon point. La diversité des couleurs, ça montre qu'on peut avoir une sexualité plurielle de toutes les couleurs et ça montre cette ouverture, cette tolérance de la communauté homosexuelle qui en a fait son symbole. Alors maintenant, pourquoi un arc-en-ciel? Parce que c'est un phénomène naturel et c'est pour montrer que la sexualité, quelle qu'elle soit, est naturelle. Et troisième point, historiquement, les couleurs servaient aux homosexuels à se signaler les uns aux autres, mais discrètement, dans la tradition. Donc, ça a été une façon de restituer tout ça en un drapeau. Et l'histoire de ce drapeau, elle date des années 70. C'était un soldat qui était homosexuel, Gilbert Baker. Il s'est installé à San Francisco. Et dans les années 60, c'était en 78, il y a eu une Gay Pride, enfin l'équivalent d'une Gay Pride à San Francisco. Et lui a cousu un drapeau comme ça avec 8 couleurs. Alors maintenant, il n'y en a plus que 6. Mais il a cousu ce drapeau et c'est devenu le symbole de cette communauté grâce à tous ces arguments. Beaucoup plus clair. Tout le monde a pris des notes. gis nga moom Wally Seck xale bu doy waar la parce que gis nga moom at yii rek jëloon na fi saagu jigéen yooyu xam nga dëkk bu nekk ak ni ñuy doxalee tey France wala États-Unis wala Chine am na loo xam ne soo ko defee rek day jaaxal nit ñi parce que dañuy xam ne miinuñu lii parce que du seen caada du seen doxalin dëkk yëpp ko mel moo tax tey jii Wally Seck xam na bu baax Sénégal fii la juddoo surtout mi ngi bokk ci famille yu mën nañu wax géwél griot ci waxin nga xam ne ñoom ñooy gën a jàngat sax société ak aada yeeg yooyu kon lu muy def xam na ko bu baax ba mu defee loolu xam na bu baax lu muy def mais day jéem a naxante ak société bi su nit ñi ne ah lii mooy lan mu daal ne maa ngi jéggalu nangam ak nangam fan yi bu yàggul tamit jël na fi benn yére bu yaraax bu doy waar boo xam ne jigéen ñi lañ koy miine fii ci dëkk bi dafay sax choqué nit ñi même bu ko jigéen solee sax ci mbedd bi waxatuma la góor mu waxaat foog naa maa ngi jéggalu. xam nga gis naa yambaat bi mu naan day jéem a plainte xaw ma imaam ak bu defee nangam ak nangam maa ngi koy bind ci sama page Facebook. bii dañ ne famille bi dañuy porter plainte parce que imaam day màndu imaam balaa muy wax war na koo leer te yàlla kenn du ko fontoo te di nga wut tiyaaba ba bàkkaar fekk la ca imaam bi wax na loo xam ne wóoru ko mënu koo waat kon jarul woon muy dugg ci boobu débat. gis nga am na ñoo xam ne dañoo jël seen càngaay ak lu mu war a àndal yépp defar ko denc toog di xaar dee ñu mel noonu nag ay plainte ak ay kaso tiitalu leen yëngalu leen loolu il faut ngeen xam ko seen yëfu caaxaan yi ngeen di jël teg ko ci suuf. bii tam mu sol tiset boo xam ni melo bi ñëpp xam nañ ne ñooñu di def mbiru ay góor jigéen ñoom mooy seen drapeau noonu la mel te li ci gën a doy waar ma da ko def ñaari fan avant ñooñu di def seen anniversaire nga xam ne àddina bi yëpp dañuy défilé di wër futteeku ci mbedd yi di wane ne ñoom ay góor jigéen lañ ak yu mel noonu kon pour man Wally Seck moo tey bu baax lu mu def dafa nekk di doxal dégg nga pour ñu nangu fii ci Sénégal mbiru ay góor jigéen ak yu mel noonu. bi match Sénégal jeexee nee nañ dañ doon feetu ndax Sénégal moo football ba gagné Sénégal amul drapeau waa li tax jëluñu drapeau Sénégal waaye jël drapeau góor jigéen ci junni drapeau réew yëpp am nañ drapeau waaye entreprise dañoo am drapeau organisation yi am drapeau ñu tànn ci drapeau bi mu sol ko. moo tax mbootaayu góor jigéen ñi Sénégal yi ñoo bind bataaxal bi ndokkeel ko 3h37 minutes ci même jour bi wane ni ñoo ngi ndokkeel Sénégal ci màggal gi ñu màggalu góor jigéen ñi ñoo ngi leen ci ndokkeel ñoom ci seen manin def nañ ko ci bi Sénégal amee ndam ci Ouganda mbooleem jumtukaay yépp baax na nag ngir fexe ñu dégg ñu. yéen ñëpp xam ngeen ne Sénégal fi mu toll nii cible la bu góor jigéen ñi teg bët ndax réew mi gis nañu ni mu bindoo lu bon lu nekk ci yeneen réew yi buñ ko fa bëggee def day yomb waaye ba léegi ñi ngi gis ne Sénégal heure bu nu yëkkatee lu bon bëgg ko fee def ñu gis ne dana xaw a jafe
léegi nag ñu gis ne Sénégal bés bu ñu ko réussir pour samp fa mbon gi ñu bëgg a samp moom Afrique gépp ubbeeku na te Afrique bu ubbeekoo àdduna bépp ubbeeku na. Le Sénégal c'est le prolongement de la France par des gens gis nga traître yu njëkkee dee nañ de ñoom Senghor ak ñooñu njëkk a jaay dee ñeneen ak ñeneen topp ci et tant que les choses ne feront pas un revirement à 360 lii rek mooy am sous peu nit dina fi taxaw ne góor jigéen laa et j'en suis fier mi ngi am sax mi ngi am. yamuñu foofu góor jigéen yi àdduna yëpp daal di feelu dan ni ñoo ngi ndokkeel ak a gërëm góor jigéen yi Sénégal waaye di ndokkeel ngóor sii aw turam mi ngi nii yéen ñëpp mën ngeen ko gis man aw turam moom dama ko dul tudd moo tax mi ngi nii tur yi tàmbalee W te mu sant nangam te tàmbalee S du gis ngeen ko. loolu moo waral nag yu mel nii bu jógee kàddu yi di faral di jib di bàyyeekoo fu nekk ndax nag su fekkoon dañoo seetaan góor jigéen ñi installé woon Sénégal bi ñuy tabax Sénégal kon tey matuñu 5 millions bay mat 15 millions waxoon naa ko ci ay jamono bi ñuy tabax Sénégal benn góor jigéen participé wul birig. tey je m'adresse directement à xeetu imam yooyu ak ñii ñooñ di wax ñi bëgg bës tey je me dis que les vrais imams sax ñi ngi toog seen biir pegg lijjantiwuñu actualité bay xam man mii Bijou Ngoné rek ñooñu gënuñu maa doon imam waaw gënuñu maa jàng alxuraan gënuñu maa maîtriser mokkal alxuraan gënuñu ma kaa dàq ñu ma koo bind. alxuraan du loo xam ne da nga koy maîtriser rek not mais da nga koy jëfe te moom jëfewul daray naasi ba mu ne jinnati wa naasi mi ngi ci suñu biir dënn waaye dañ koy jëfe bi ñu koy mooy jëfe mooy lépp lu ci subhaanahu wa taala santaane dinañ ci teg suñu tànk lépp lu mu ci tere dinañ ci jima moytu dañ koy gës c'est à étudier alxuraan du loo xam ne da nga koy maîtriser rek not mais da nga koy jëfe te moom jëfewul daray alxuraan wax yàlla subhaanahu wa taala yónni na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yónni ko ci xeet gi yónni ko ci jigéen ñi. Serigne Touba ñun murid yi fekk comprendre ñu ne du sëriñu fokat du sëriñu caaxaankat du sëriñu ko jëmul fa yàlla comprendre ñu c'est-à-dire ay da nga bëgg a xatal yoon week da nga bëgg a génne nit ñi yoon wi bul fàtte ne Serigne Touba moo ne woon Iblis dafa ñëw ci man xool ma ba xam ne naagu na ne mënta salteel sama liggéey mu ne ma xam nga nu may def dinaa fexe ba képp koo xam ne caaxaankat la ma wax ko na ñëw tuddoo la kon nag gannaaw Iblis wax na loolu sëñ Touba amul mbër amul woykat amul footballeur amul basketteur amul yooyu sëñ Touba amul ñooñu xam nga Serigne Touba kan la am mooy ki dikk ne ko dégg naa da ngay woote ne ku mu làqu ci yow dina mucc àddina ak àllaaxira man dama bëgg nga yóbbu ma ci yàlla sëriñ bi aw ak yow ci yii mu la digal bàyyi loola yii mu la tere nga topp ko ngeen jëm ci yàlla. laataa ñuy tàmbali dama lay tegal vidéo bi nga xam ne imam Omar Diène daal dina koy wax ci kër ga bi ko journaliste yi laajee ndax tey jii imam Kanté moom moo la yónni moom nag lii la daal di tontu xaaral ma tegal la ko nga déglu ba pare doogaa tontu. baax na ci sax parce que jotuma ko woon déglu sax man sama bopp nii. Nous sommes chez Thione Seck. Nous avons préféré venir nous-mêmes négocier. Si un imam est affecté, c'est tout le monde, tous les imams qui sont contagiés. Donc, il faut que nous gardons là notre sérénité pour bien faire, éviter des polémiques. C'est pourquoi nous sommes venus représenter tous les imams du Sénégal. On a obtenu ce qu'on voulait pour ce cas si précis. Donc, ce n'est pas la peine de revenir sur des problèmes qui vont amener des polémiques. Nous nous entendons bien, nous tous, en tant qu'imams, nous nous entendons et nous coopérons ensemble. Il y a un imam qui est venu de Mbao, l'autre il est venu de presque Rufisque. Il y en a deux autres qui sont en chemin pour que ce problème soit réglé. Heureusement, Dieu fait bien les choses, tout est rentré dans l'ordre. C'était l'objectif de cette démarche. Même Imam Kanté sera pour et prendra part de l'information et va l'apprécier. On ne peut pas le faire à sa place, mais tout le Sénégal est d'accord qu'en cherchant la paix dans le chemin de la vérité, on l'a obtenu. Dieu merci. Omar Diène ma wax leen kan mooy Omar Diène Omar Diène du imam mooy ki soroon lu jaune toog ci wetu Thione Seck toog ci wetu Jamra Omar Diène du imam balaa ma ñëw ci Jamra dama ñëw ci Omar Diène leeral leen kan mooy Omar Diène. Omar Diène moom moo bokkoon ci association yi nga xam ñoo nekkoon grande mosquée ñuy defar grande mosquée ne dañu fay def ay magasin pour louer grande mosquée
pour grande mosquée mën a am xaalis Omar Diène dem teg dil dem jëy magasin di ko jaay ay benn magasin mu jaay ko 3 nit yu bokkul ba ñu jàpp ko ci mu tëdd ci ñetti weer xaw ma ñeenti weeru kaso yàgg na ci kaso bi Omar Diène moom ba mu génnee kaso yàggul Omar Diène moom casier judiciaire am escroc moo ci nekk escroc moo ci nekk même Omar Diène moom déglu leen baax li mu ne expliqué Omar Diène moom naan imam la di wër naan imam la nga xam ne moom noonu diine l'islam la moom ñoom ku yàpp diine bi ci ñoom nga jaare Omar Diène moom bi Palestine bi Israël di bombardé Palestine Sénégal imam yëpp dajaloo mooy association de ligue des imams du Sénégal nga xam ne imam daam mu ragal yàlla mu jub mi yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fi tawér moo ko jiite nga xam ne ku am fula dëggu moo ko jiite association de ligue des imams ñoom dañoo boole woon bi Israël di bombardé Palestine bi ñu boolowee di manifester di naxal loolu Omar Diène moo dem ci suuf dem ambassade Israël laa la wax Omar Diène moomu toog foofu ci Thione Seck moo dem ambassade Israël dajale ay nit yu mu ne ñii ay imam lañ créé ay imamam ay nit yoo xam ne duñ dara dem ambassade Israël ñu jox ko visa jox ko xaalis mu jóge Sénégal dem Israël di leen wax ni Sénégal yéen la ànd kooku mooy Omar Diène. ni mu demee mooy que d'abord ñoom ameewuñu baatu imam yëpp bay wax que ni il représente les imams c'est une association qui ne représente qu'elle-même kon amuñu droit wax ni ki turu imam yëpp lañ wax am na imam yu bëri yoo xam ni man la ñu àndal ci position bi te ñii demuñu waxtaan ak ñoom kon nag nañ wax dëgg représenté wuñ kenn ku dul seen association bopp c'est même seen association bopp boobu maa ngi def samay gëstu pour seet est-ce que ki ko yilif te muy Moustapha Gueye est-ce que moo leen yónni kon ñoom seen wax fi mu nekk nii nañ ko bàyyi foofu. waaye nag bu demee ba nga xam ne bëgg nañoo yëngal coow dañuy seet ay yambar yu mel ne yambar bii nu jël nii solloo ko seen drapeau boobu ñu ko solloo di feetu seen bisu góor jigéen yooyu noonu le yambar yu mel noonu la ñuy jël pour ñu influencer ñeneen ñi day baax nag yambar yu mel noonu bu nu jógee ñu ne leen arrête bëgguma sax di jaar ci turam ndax tekkiwul dara jaru ko moom ñi koy jàppale ñëpp nag kenn tekkiwu ci dara ngóor sii laa wax góor jigéen yi solloo seen tiset bii moo ku mel ne moom tekkiwul dara moo tax jarul sax may jaar ci turam moom defe naa bu amoon jom ku ñàkk jom la su amoon jom am na yu fi weesu yoo xam ne nii ci ginnaaw dana am lum ci jëlee ci leçon ba lii muy def nii mu teg ko ci suuf waaye bu toog ba mu yàgg yambar yi nekk ci ginnaaw jiital ko moom yambar bi mu nekk ci kanam di leen influencer yooyu dafa ruslu te bu paree muy jéem a wax ne dafa am soxnaa ki ami doom ak bàyyi ja génn fële fan suyu yembadi yi génn fële naan ñu ngi koy jéem a défendre di ut ay lay naan xamul li mu def ay tappale la bàyyi leen seen naxasaale yi ngeen nekkee nii. xaw ma daal ban terme xëy na cri de cœur bi la mais dama lay bàyyi nga xuusaat waxaat après joxaat ma bàyyi parce que sinon parce que je veux pas agir lu ma nit ñi di xeebee parce que sénégalais yi dañu war a arrêter. Wally is a good guy. du nit boo xamante ni dama lay jox benn anecdote jóge nañ Ibiza di dem Londres et que loolu du ren du daawaati jégle woon bi ñuy jógee Ibiza di dem Londres man ak soxnaam ñoo ànd ak moom bi ñu nekkee ci aéroport bi xam naa ni sax moom bu seetaanee interview bi dina ne kii ndeke mi ngi fàttaliku loolu mi ngi sol sacoche am mi ngi téye sacoche am téye ñu ngi ànd normal wàcc dugg ci aéroport bi di dem fi ñu nekk ci aéroport bi di check-in ñu ngi gis homosexuel ay borom ñaari tur foofu ñu ngi taxaw di tàggatoo ci aéroport bi fi ñu taxaw billaahi wala xaale xët bi ñu xët ak ñoppati yi mu ñoppati rek ñun nga war a xam ne kii xam nga jàkkaarloog nit nga mel ni mu mel ni yow mi dëkk Europe wala ngay nekk foofu yooyu dootu la saf mais fi mu taxaw dafa ne ma billaahi wala barki Cheikhul Khadim ñii bu ñu duggee ci vol bi ak ñun man du ma dugg ci avion bi jara na ma tardé ko billaahi wallaahi tallaahi ak sama bakkenu doom ñuy tegi mu topp jox ma ne ko yow doo bàyyi ñii ñoo la ëpp gëdd fii yow moo bàyyi ñii ngay saaga nii rek mais kan lañ fi wane muy way am ay góor jigéen yi carrément certifié yuy génne di la ko jox.
que mag ñi lu ñu mënul man mën naa ko man parce que mag ñi imaam yi dañ naan non bëgg ñu xëccoo man damay wax ma ne képp ku fi nekk naa fekk xeexaloo diine bi man dinaa la weer ba àdduna yëpp xam ko parce que diine l'islam bi lu ñuy foowee kenn du ko caaxaane Thione Seck teg ay imam ñu nekk ci ay wetam mu naan góor jigéen bu ñu ko joxee xaalis dina jël yow boo dee nit ku dëggu nekk imam nekk kuy xeexal diine la nga war a wax Thione Seck boo toogee ci wetam donc yooyu dafa nekk ay mbir yoo xam ne il faut ñu wax leen ko ngeen xam ko quoi léegi nag problème bi jeex na xam nga moo koy jeexal mooy Wally Seck bàyyi engagement yi muy jël ak homosexuel yi mooy Wally Seck bàyyi yëri góor jigéen yi muy sol mooy Wally Seck bàyyi góor jigéen yi muy représenté di ko jëm a dugal suñu dëkk bi loolu kese la. Pourquoi? Mais le problème je me dis que c'est pas du t-shirt bi c'est Wally Seck qui dérange et que Wally va continuer à les déranger par force qu'il le veuille ou non et je pèse bien mes mots. On s'en fout de Wally Seck indexé wuñu Wally Seck man liggéey man Mollah Morgun wallahi musuma def une seconde ci mbiru Wally Seck musuma intéressé xaw ma ko sax. ñun amuñu problème ak Wally Seck fii Youssou Ndour waaye na bay bëgg a dee ba màgget kenn musu ko indil problème góor jigéen parce que musuñu ko gis mu def benn geste góor jigéen wala muy sol ay yëre góor jigéen wala muy dooleel góor jigéen. kon man mënuma jàpp benn nit rek rangal ko je te parle de kan moo fii. mais Wally Seck ay Pape Diouf génération boobu dañoo bëgg jël xale yi di imprégner góor jigéen seen biir nekk ci soirée yi dajale góor jigéen ñi ñu leen di jox xaalis ñuy way góor jigéen ñi di leen glorifier di leen def ay kilifa te ñooñ te loolu baaxul ci génération bi leen di xool. xam nga est-ce que jàng yow mais jullit nga mais lan la yàlla wax ci góor jigéen. laana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam almuxannasiina min alrijali walmutarajjilaati min annisa wa qaala axrijuhum min buyutikum wa axraja nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fulaanan wa axraja umar fulaanan mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wala Abdullah ibn Abbas nee na yenent bi rëbb na móolu na ñaan na musiba yàlla këpp àdduna ak alaaxira ba muy dugg safara ci kan almuxannasiin lan mooy muxannasiin mooy genre yambar yi yàlla bind la nga nekk góor ba noppi di sol ay yére jigéen ak def ay manière jigéen ku rasulullaahi rëbb nga bépp góor bu yàlla bind nga nekk góor ngay solu ni jigéen ñi di soloo di wax ni jigéen ñi di waxee di dox ni jigéen ñi di doxee di jaxasoog jigéen ñi mel ni jigéen yenent bi rëbb na la ñaan na musiba yàlla këpp ci sa kaw. mais Wally Seck fit bi muy am dem di jël mayo góor jigéen di ko sol ñun dofuñu wax naa ko fi keroog ma ne ñun ñëpp xam nañ ni journée mondiale LGBT góor jigéen ñi ci la Wally Seck sol drapeau mayo góor jigéen ñun xam nañ ko te loolu Mame Matar Gueye moo la ko gën a xam imaam yi wax ñoo la ko gën a xam te ñun li ñuy xeex xam nañ ko donc kon damaa bëgg ngeen xam bu baax a baax ni ñi toogoon ak Thione Seck du ñu ay imaam amuñu diine respecté wuñu diine bi Sénégal te képp kuy xeex ni diine ñoom ñoo nekk sa diggante Sénégal nag dafa am ay nit yu nekk ci diggante sëriñ si ak politique yi seen intérêt si diggante ñiy xeex lu baax ak ñiy xeex ak ñu bon ñi. am na leneen lu ma jaaxal ci yëf yi mooy que ni mais boo seetee ba seet citation directe bi Thione defu ko ndayu mbili mi kan la Wally Seck la moo nekk ci citation directe bi ak avocat mais moom kenn déggatu ko mais Thione Seck mënul endosser citation directe Wally Seck c'est un majeur qui a fait une citation directe mais fi mu nekk nii Thione mooy wax au nom donc Thione sur le plan juridique n'a aucune reconnaissance juridique ci citation directe bi turam nekkul ci moom Thione ci boppam tuumaalu ma dara nekkul ci citation directe bi Wally moo ci nekk kon kay man je suis sûr que man duma juriste mais je suis sûr que déjà juriste yi ñu ngi reetaan parce que ñu ngi naan mais lii mooy lan kenn musu gis ci àdduna bi ki nga xam ne moo def citation directe ba tey kenn dégg ko mu wax avocat am sax waxul léegi Thione Seck moo ñëw en tant que le papa de la personne qui a fait une citation directe loolu fan la am ci àdduna bi ak ay imam yoo xam ne nee nañ ñu ngi ñëw di wax ci turu beneen imam ba pare tuumaal ma parce que ñoom dañu ne man dama tooñ tuumaal doomu jàmbur léegi ñu ñëw di ma jégalu ku mus a gis loolu ci àdduna bi donc c'est une mascarade. Wally Seck moo taxaw woy ci devant plus de 1000 Sénégalais yi taxaw di ko seetaan kenn xamul ni drapeau bi mi représenté drapeau góor jigéen. te xoolal gis naa beneen yambar bu jigéen bu nekk ci benn télé moom itamit léeg-léeg nga gis ko mu jël bopp ba wat ko moom it moo génn di défendre yambar ba góor boobu bii nii ñaari yambar rek. yàlla ci sutura la ñu woo encore une fois de plus maa ngi koy wax yàlla dafa ne man satara musliman satarawul laaw fi dunya wal axira ku suturaal sa morom jullit yàlla dina la suturaal àdduna ak alaxira tey jii ñoom ñooñu di woote imam bu ñu xamoon ni que xam nañ ni sax nag yàlla lii la wax ci sutura. moom Bijou Ngoné nga baal ma de mais il faut mu gudd tuuti nag ndax daf maa laal comme kenn la Wally Seck dañ koo laal mu naqari ko man tamit li mu laal imam bi daf maa naqari. waaw
gënuñu maa jàng alxuraan gënuñu maa maîtriser mokkal alxuraan gënuñu ma kaa dàq ñu ma koo bind. su ma nee na baqara ba mu ne jinnati wa naas mi ngi ci biir dënnam ni mu nekk ci biir xolam noonu la nekk ci biir xolu ñeneen waaye ñii ñun ni mu nekk suñu xol mooy ñun dañ koy jëfee duñu ko coow rek te duñ ci wut tamit bës rek. ma di ko fàttali tamit ni ko nee na imaam dafa war a toog ci biir jumaa ja def li muy def wala ci jàkka yi mais imaam day wax ci actualité te ku wax ci actualité il faut nga dugg fépp nekk au cœur de l'information ñëpp di la dégg dépp ngay gëstu ji xalaat fu nekk di gëstoo fu nekk pour mën a informer nit ñi ndax àjjuma bu nekk day taxaw ci kanamu jullit yi di leen xutba kon il faut mu dugg ci biir Facebook dugg WhatsApp dugg feneen ak feneen pour mën a xam li nekk ci àdduna bi pour mën cee wax du wax à l'aveuglette ma nii rek di wax nii rek lu ko neex déedéet imaam il faut mu gëstu. waaye nga ngembu di bëreel sëñ Touba wala nga yor ay micro di wayal sëñ Touba xeet yu ñàkk fayda yooyu sëñ Touba amu ko que les gens disent ce qu'ils veulent après ou qu'ils pensent ce qu'ils veulent Serigne Touba amul caaxaankat Iblis moo ko ne dinaa leen wax ñoom ñëpp nañu ñëw tuddoo la. ab yambar bu jigéen moom mën na génn di défendre yambar bu góor di jéem a attaquer ay imam yi nga xam ni ñoo gën seeni baay ak luñ mën ci doon gën seeni maam ak luñ mën ci doon bu ñu doonul imam nit ku tedd la ku am cër la ci lislaam su ngeen wormaalul noonu du ñu wormaal seeni ndey du ñu wormaal seeni baay saagawuma nag waxu wolof rek laa wax dama ne bu ñu wormaalul imam ñoom ñoo ñu ñàkk a wormaal imam yi du ñu wormaal ñoom seeni ndey du ñu wormaal seeni baay tekkiwuñu dara bu ñu tegee imam ci seen kanam ñoom waaye ab yambar bu góor bu génnee def yëfu jigéen ab yambar bu jigéen buy def yëfu góor mën na ko défendre ndax ñoom ñëpp la yàlla rëbb yeneen ci bi rëbbu leen ñaar ñu rëbb nag mën nañoo génne di saaga ko ñu rëbbul ci gën ci nit ñi. ma dellu soit Bijou Ngoné di ko xamal ni ko na teggi tànkam gis nga jigéen a jullit dafa am lu la yàlla defal jigéen yow jigéen ba mu daggee sa mbuumu jaam dafa laa tuddee alquran ci biir alquran mu tuddee la fa saar mu ne ñum an ni saa yi tudd fa góor de waxu fa góor tuddee fa góor wax ak yow ci arsab soo demee ci laxdar mu wax fa boo demee ci an-nuur wax na fa ak yow wax na ak yow ci suuratul baqara pour rek protéger la fiir di la protéger moom subhaanahu wa taala naan ne la yow yaay mën a kenam ci kaw suuf waaye tamit ci sa biir bi ci lay denc doomu aadama yi kon mën naa ne yow Bijou Ngoné dangaa bokk ci entreprise yàlla yi kon soo ci bokkee dafa am taxawaay boo war a taxawee waaye borom bokk ci ñi nga xam ne dañu yàq àddina ñi yàq àddina mooy kooku nga xamante ni bi yaa ngi koy défendre bokk na ci ñi yàq àddina bu bu tegguwul tànkam. ak bépp jigéen tamit wal mutarajjilaati minan nisa jigéen ju yàlla bindi tamit def la nga nekk jigéen ngay wat sa bopp ki di sol colu góor ak di melokaanu góor jigéen jooju tamit ku yàlla móolu la. Bijou Ngoné di ko xamal ni ko jëmm nga joo xamante ni bi ku la gis rek dafa war a mën a gis ci yow lu bare muy benn mën a kenn ngi taxaw bu subhaanahu wa taala nga defe ko ni ko yàlla subhaanahu wa taala waxee bañ ko defee ni ko seytaane yi di defee kon yow doo manekenu yàlla boo nekkul manekenu yàlla ci kaw suuf manekenu leneen nga ci kaw suuf. dañoo war a arrêté moom moo war a noppi te arrêté di violer constitution divine gis nga bu ñu violer constitution divine ma ne doomu aadama bu nekk danañ violer say droit ndax ñun ñoo violer droit yàlla yi constitution yàlla yi ñun ñoo ko violer kon nit ñi nañ xaar ñu ñuy violer à chaque fois ci loo xamante ni bi suñuy droit la ci àdduna ñu di ko foqati yàlla toog duñu seetaan ndax ñun ñoo njëkk a teggee ko ci yoon. parce que kat mag ñi li ñu fi liggéey bàyyi ko fi duñu bàyyi ay Wally Seck ay Pape Diouf ay nit yu tekkiwul dara di ko yàq Serigne Touba li mu bind bàyyi ko fi Alaaji Malick li mu bind bàyyi ko fi Baye Niass bàyyi ko fi samp fi ay daara xeex ba góorgóorlu ba teg fi loo xamante ni kenn mënu ko dindi man dama bàyyi artiste di ko yàq génération yi di ñëw yéen a gën a xam ni Thione Seck du nitu dara Thione Seck du nitu dara loolu xam ngeen ko parce que xam ngeen ni Thione Seck du ku ñuy toogal sax ci plateau muy am lu muy expliquer ci diine bi di am lu muy wax naan day am lu muy expliquer Wally Seck li ñu ko war a wax mooy na bàyyi yëre góor jigéen yi muy sol bàyyi yëfu góor jigéen yi muy def na ko bàyyi yéen li la preuve ñun xam nañ ni mu demee ñun dofu ñun Dakar lañ dëkk man mii Médina laa dëkk bopp ñun xam nañ li xew Wally Seck moom Thione Seck ci boppam Wally Seck rëcc na ci ay loxoom bu yàgg ñun xam nañ loolu mënulatu ko dara ñun xam nañ loolu ñëpp xam nañ ko on a tout compris mais nag suñu yoon nekku si ñun li ñu soxal mooy valeurs yi mooy jikko yi mooy diine bi mooy li nga xam ne mooy tax ba jullit yi ñun Sénégal ñu mën a siggi fu nekk mën a taxaw ni Sénégal réew la moo xamante ni su mag ñi dañ fay bàyyi loo xam dañu bàyyi kenn di koy yàq. bàyyil lii arrête ko won ko ni ñun dañoo pare pour jaayante suñu bakkan quoi ci li nga war da nga koy war a bàyyi yow
yow moomoo ñu munoo ñu bu dee geng sa ngay jaay mun nañ ko am nañ fit bi te lépp loo mun a wane rek mun nañ ko. kon ñii na ngeen am fayda rek maa ngi gis mouvement nitu dëgg la defe naa su ma juumul ci suba ñu wax ne ku ñu gis nga sol t-shirt yi ngóor si di sol wala waa ji ci boppam fu ñu dajeeg moom mu sol t-shirtu góor jigéen yi danañ ko futti man leen waaw kumba wala waaw góor am na yoo xam ne yu mel noonu rek ko koy dindi. dañ koy dindi sunu loxo suñ ko mënul dindi ak sunu doole ñu dindi ko sunu làmmiñ suñ ko mënul dindi ak sunu làmmiñ ñu naqarlu ko suñu biir xol te tollaguñu fu ñu naqarloo suñu biir xol loolu pour màgget ji la ak paay ñun sunu loxo lañ koy dindee sunu doole parce que ay xale yu ndaw la duñu ay màgget te ragaluñu te ku nekk ci dëgg doon comme yéen a nekk ci lu dul dëgg am fitu taxaw toog jàkkaarloog àdduna bi yëpp teg ay micro di wax loo xam dara du ci dëgg teg nit ñu teg ay alxuraan ñeme yàlla di tuddoo turu imam nekk escroc di fen di sàcc ngeen baal ma ci baat bi maasa ñun ñi nga xam ne gëm nañu dëgg la ñuy dox te yàlla moo tax ñu di ko jox n'est-ce pas léegi lu ñu lay mën a wax taalibe maa quoi bàyyi li ngay def bu yemul foofu noonu mais on s'organise nit yi ñu ngi fii man depuis boobu ba léegi plus d'une centaine de milliers de personnes woo nañ ma sama téléphone ça s'arrête pas laajal sama gàlle ñëpp xoolal dama dugg si samay vidéo yu gars yi publié plus de 100 et quelques mille plus de 500 000 vues plus de ñaata ñoo ko aimé plus de 300 000 kii ñaata ñoo ko accepté wul 50 ou 60 ça montre que sénégalais ñi ngi indigné wu naqar na leen métti na leen fansam sax dañuy jooy fansam yi lekkatuñ naanatuñ mais na leen sauvé même bu dul ñun sax garaawul bu dee da ngay jaayante ñun mën nañ ko ñàkkante ak moment. te fépp fu ñu tëgg soirée di fa def soirée góor jigéen nañ fa teg sunu tànk lijjanti ko ba mu leer ñu arrêté ko wala ñu tëj boîte bi lépp lu yàq valeur Sénégal nañ ko taxaw ci fulla ak fayda dafa leer. mu wane ni moom nee na moom taalibe la xam nga ne boo nee man jullit laa rek la fee nga ni man jullit laa rek loolu mun na la ca boole après nag say jëfin donc bu dee moom taalibe la nee na taalibe la ñun koy ñaan ne ko ngir yàlla c'est ça na doon la dernière fois nga génn ak lenn lu nuroog gay wala franc-maçon wala lesbienne wala whatever wala homosexualité naka bàyyi mooy ci comportement am ci colinam ci nekkinam ci comportement am ci colinam ak ci nekkinam góor gu takk 10 000 chaînes en or yaa ngi dégg lu ma la bëgg a expliquer sa waay loolu sañu maam yi bu ñu yeewoon gis loolu dañuy sangaat ma fii du fu ma bàyyee woon nii. Cheikh Samba Diarra Mbaye da doon tëgg ba mu jébbaloo daa continuer naan man léegi maay géwélu Xaadimu Rasuul di ko tëggal ak yooyu daa bàyyi ndënd ya fëq leen jébbalu dëggal ak njébbalam parce que engagement bi nga xam ne moom ngay def booy jébbalu inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum amwaalahum bi anna lahumul janna mais bokkul ak ay caaxaan ngay woote ay majaalisa shaqaawa di dajale nit ñi ñuy tëgg di way di fecc. kon colu gi nga xam ne moom la nit ki di sol colu ngóor jigéen xeet la ci ngóor jigéen pour muy leer te yooyu dafa war a arrêté. lan ngeen di xeeb ni leen yàlla bindee yow yàlla bind la nga nekk góor am cër yu jot yërey góor ñi nekk fi ne xus manqué wul jeexul ngay sol ay yërey jigéen di gàddu ay saagu jigéen yemoo ca léegi ngay dem di yor ay drapeau góor jigéen ba pare di am benn lay boo xam ne yaa ngi koy indi di ko teg dama ne arrêté leen Sénégal ngeen nekk te bu ngeen yaakaaree ne lii nit ñi wax nii dañuy coow mu jeex ñu ngeen continué waat gis nga coow lii moo leen di alak ma wax leen ko ngeen xam ko am na ñoo xam ne bu ngeen yëkkatee seen dënn fa ngeen di jaaree torox ba faaw kon bu leen jàpp ne affaire yi coow Sénégalais yi dañuy coow nii am na ñuy coow mu jeex mais am na ñoo xam ne seen coow buñ ci jógee coow dana la topp ba nga dugg bàmmeel loolu ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax léegi nag ñi ngeen wéeru ci seen ginnaaw ak seen i milliards yu bari ak seen i pexe yu bari su ngeen yaakaar ne loolu moo tax ngeen di nekk fii di balballu mais da ngeen di nax seen bopp loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax. ku ci comprendre wul nag ngir yàlla nga xam ni amuñu problème ak la personne de qui que ce soit ay diw ay nit ñi dañ koo bëgg ay dafa siw ñëpp bëgg nañ ko loolu yàlla def na koo pare billaay wallaay lu nit mën ci ndogalu yàlla ay lu jàmm mën ci ndogalu yàlla Wally Seck li mu war a lekk balaa moo dee lu ci nit mën lan la ci nit mën Wally Seck lu mu war a am ci àddunaam lan la ci Karim Gueye mën lan la ci Imam Kanté mën lan la ci keneen mën wërsëg yàlla bind na ko ba pare soog lay bind nit ku nekk wërsëgam mbindeef la kon moom kenn wërsëg ni mu wóoree te leer moo gën a wóor ni sax maa ngi ni taxaw di wax kon kenn mënul tere kenn lekk wërsëgam kenn amul problème Wally Seck pour mu bañ a lekk wërsëgam amuñu problème ak Pape Diouf pour mu bañ a lekk wërsëgam mais dañ ne
ngeen sàmmal ñu sunu valeurs yi sunu jikko yi dimbali ñu privé ñu sunu doom yi nga xamante ni ci seen mbon yi ngeen di promouvoir góor jigéen yi ngeen di jël di leen teg seen yi li ngeen di promouvoir homosexualité day yàq am réew te natt boobu natt la boo xam ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo wax ci boppam ne bépp dëkk boo xam ni mbon gi am na doole ba fës ñu seetaan ko natt yo buy wàcc mbugal boobu buy wàcc ñii day nekk mbugal ci ñoom ñii mu nekk natt ci ñoom ñu baax ñekk ñu bon ñëpp la yàlla di dóorandoo léegi nag ñun nag li ñu naqari ni ko xadis waxee. et puis boo nekkee arriviste nekk koo xam ne da nga bëgg un carnet d'adresse fourni automatiquement les gens ils vont te coopter. Tu sais, il n'est pas franc-maçon qui veut, c'est eux qui cooptent. ñoom ñoo lay xool ñoo lay jël waaye du ku ne mooy bëgg a jug doon franc-maçon di wër fan lañ nekk nangam ak nangam déedéet ñoo lay jël. donc am na nag ñoo xam ne xam nañ ne ils peuvent pas percer la réalité de ces sciences sataniques là et de ces sociétés sataniques. Ce qu'ils peuvent faire mooy on les utilise en tant que pancarte parce que ay nit lañ yoo xam ne mbooloo maa ngi leen di déglu ñuy woy di tëgg di fecc di bëre di def lu ne donc ñoom ils utilisent des expressions par l'image par la photo xam nga xemmem loola yoo xam ne dañ ils t'offrent ça facilement parce qu'ils sont partout ils sont dans tous les systèmes lépp ñoom ñoo ko yor àddina moom yàllaa leen ko jox di leen seetaan donc nga ñëw di bëgg tey sur la scène internationale nga je sais pas moi le podium le plus loolu c'est rien du tout il t'organise ça ñu feesal ko dell ak mbooloo nga yuuxu di way n'importe quoi loolu du dara mën nañu la ko bu fekkee loolu nga bëgg. tey Wally Seck il a annoncé la couleur depuis longtemps mus naa ko wax fi gars yi ne yow da nga acharné wu am na benn woy sa priri pipi mooy sa para rapapa xaw ma mais Wally Seck teg na chaise boo xam ne ci ginnaaw fond bi moom ak benn gel nii buy woy dama aw mi yaram njole mais ci ginnaaw fond bi dem leen xooli sama amore mio sa parari bi mooy sa parara sama yàlla bëggee nu ma bàyyi yow nangu naa sama yëf nga jëlal yaama moom mais couleur kii la couleur géey yi la ngëm bu xasee nekk ci xol day yiir borom xol booba muy mën a gisati yii nuy tuddee yii ma tudd léegi waaye la muy gis mooy force bu mag ba amal ñii ba bind ñii te force booba lépp lu ca gaaweeku ñàkk na solo te force satanique yi ci àdduna bi yépp dañoo dagg ci force bu yàlla bu mag ba kon tekkiwuñ dara yal nañu yàlla wërsëgal ngëm gu mel noonu ba ñuy gisee mbir yi noonu ngëmit moo lay may nga xam àdduna mi lan la dootoo ko jàppee fa ngay jàppee mbaggum yoo par rapport ak alaxira law kaanat dunya tazinu inda allahi janaha bauda ma saqal kaafira minha sharbata ma ko defee kon ndaw ñu mel noonu yal na yàlla gën leen a bëril ci kaw suuf waxoon naa léegi ay kàddu ne ay ndaw a ngi nii ñoo xam ne ak a bëri lu ñuy jéegool lislaam ca ba ko lislaam soxlaa ak a bëri lu ñuy génnee ci seeni poos di ko dépensé ci yoonu yàlla yoonu lislaam bu yoonu borom bi tabaaraka wa taala wër gi nuy wër di wëraat réew mi kilifa yi gëm na njëriñal doomu aadama yi ci lii dong la nekk kon kuy bëgg doomu aadama dëgg boo gisee ñii gis nga ko waaw ndax nit ki bu xasee bëgg boromam rek bëgg moromam waaye nag bu xasee réeree boromam réeree moromam te it nag bu réeree boromam dootu bëgg boromam dootu bëgg moromam loolaa waral ngeen gis ki xas réeree boromam di dox ci tànk yoo xam ne yu koy lor dong la di lor aw askanam. état moom ku koy xaar mu faj yi du sotti dañoo war a jàppale état yi ndax dañ leen a xoj ca kaw am na yoo xam ne munuñ cee wax munuñ cee def bal sax président bi jiite réew mi wax na ko ca bañ ko invité ci benn télé waxal na ko boppam ñëpp di dégg
mu ne ko bu fekkee góor jigéen yi dañoo bëgg a défiler Sénégal mu xamal ko carrément xamal journaliste bi carrément duñ am problème ak état mu ne ko population bi nag mu ne ko loolu xamu ci dara waaw population bi la ñuy amal problème gannaaw duñ am problème ak état am na yoo xam ne nit ñi ñoo koy régleel seen bopp. ndax suñu yàlla nattoo ñu dem ba am gouvernement boo xam ne nee na lay xatal ngóor jigéen day du doon gouvernement booba te ak ngóor jigéen mën a waral yàlla wàccee taw doj ci suñ kaw ak ngóor jigéen mën a waral suñ borom wëlbati suuf si ci suñu kaw gouvernement bu taxaw ne loola du ko fanqal aw askanam bu ne bëgg na aw askanam xamul ne muy bëggee aw askanam ña taxaw nag ne déedéet du fi am ñooñaa bëgg askan bi ndax ñooñaa taxaw ne déedéet lii di indi njëppiteem borom bi tabaraka wa taala duñ ko seetaan. et puis gis nga sénégalais na bàyyi muuslu non tu sais kii dama koy nax parce que bu ma ko naxee xam nga jéem a jël ci moom moo ni dem liggéeyal sëñ Touba gars yi ñoo la gën a yeewu fuuf gis nga gars yi buñ la nee ciix dootoo liggéeyal Serigne Touba dootoo tal Serigne Touba dootoo sa xel dootul sax dem ci yàlla parce que ñoom aussi dafa am seeni projet te ku ñu xas ba dugal ci seen système ba samp seeni mbir leneen loo jàpp ne mën nga caa dugg ba nax leen fekk na xoolal prévoir nañ ko et c'est des gens qui ont des projets de 50 ans 60 ans gis nga nii murid yi di wala julli di sax di xëy naan suba de dina baax insha allahu rabbi ñoom xamuñu loolu ñoom dañuy tëral programme 50 ans wala 100 ans wax ni lii nii lañ koy doxalee gis nga tey on parle de l'éco parce que le CFA s'est essoufflé dañuy indi beneen tur tuddee ko te mu nekk la même chose. li mu wax doy na sëkk yaakaar naa it firnde yii mu wane doy na sëkk firndeel jox la drapeau bi nga gis firndeel ñoom ba ñuy def seen yooya drapeau bi lañ tàllal nga gis drapeau bi it lañ sol nga gis ba loola pare góor jigéeni Sénégal yi taxaw jërëjëfal góor jigéeni àdduna bi taxaw jërëjëfal lu ci des sikk amatul foofu. ku bëgg a doon góor jigéen doon ko nga toog ci sa ruq nekk ci seeni biir organisme ak seeni ONG yu bon yooyu noonu la nekk leen ci seen biir bërëb yooyu libre ngénte pour nekk góor jigéen mais góor jigéen ci mbedd mi góor jigéen di influencer sunuy njaboot góor jigéen di influencer sunuy morom yooyu lañ dul nangu. population bii nga xam ne Cheikh El Hadj Omarul Fouti wàcc ba ci suuf Serigne Touba Cheikh El Hadj Malick maam Abdoulaye Niass maam Bou Kounta maam Limaamu seeni njaboot a fi nekk te ñooñu ba ñuy tabax Sénégal góor jigéen judduwul bay participer bi rek kon ñooñu seeni njaboot da ngeen am ak ñoom problème moo tax yeneen bi gis nga góor gu daan nekk di jigéen lu ca biti la lay génne. lu mu mën a doon rek suñu borom dana wërsëgal aw nit yoo xam ne ñoom ñooy sol seenu dàll nekk ca bopp ba waaye combat la boo xam ne gëm naa ne yéen ak ñëpp ko bokk ci réunion ngeen ñu fekkoon léegi ci fànn gi biig heure bii ñu ngi réunion tey ci tàkkusaan ñu ngi réunion ba boori timis doon seet naka la ñuy mën a waajalee ñi war a dem Dakar ci rassemblement ba ca manifestation ba ak it gannaaw Dakar naka la ñuy war a mën a def ba amal beneen rassemblement bu mel nii te la ñu gënal incha allah mooy région yi yëpp bokk koog ñun fenn fu nekk ñu taxawal fa lu mel nii ba ñii liñ doon sondekat ñu xam ne lañ yaakaaroon ne ñu ngi koy togg dara sotteegu ci te incha allah bu peuple bi taxawee dara du ci sotti ci ndimbalul borom bi tabaraka wa taala jéego yi yal na ko yàlla sottil te askan wi yal na yàlla ubbi seeni xel ubbi seen bëti xol def cag leer bañ mën a gis li leen tax a jóg yéen ñu mën a jël cause boobu bokk koog yéen bokk koog ñëpp yal na yàlla ubbee noonu bëti jaam ñi ak xoli jaam ñi